ñu ngi leen di nuyu sur la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi di leen kontaane bu baax a baax di rafetlu seen àndina ak suñuy programme muy doon mbégte lépp lu leen soxal ci jamono ak képp koo xam ni jaadu nañu am ak moom jotaay ñu leen koy dalalal fii sur la chaîne des leaders tey ñu am jotaay ak beneen leader boo xam ne dootuñ ko présenté quand même showbiz xam na ko mais également bari loo xam ni xam na ko ci li nga xam ne mooy musique ak doxalinam muy référence ci ñu bari aussi ci ñi nga xam ne ñu ngi ci li ñu waxtaanee muy showbiz tey le grand Baye Zale mbégte la rédaction Senbuzz di am le grand leader vraiment possibilité bi nga ñu may aussi ñu ngi la ciy jaajëfal di la xamal ni quand même namoon nañu la et ça fait énorme plaisir quand même rédaction Senbuzz am ak yow jotaay. oui c'est partagé salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal ñoo ngi nuyu ñëpp ci à travers Senbuzz di la nuyu Thiandoum sama frère. merci beaucoup. di nuyu am ak Khalifa. samay frère lañ maa ngi lay nuyu ñëpp. jërëjëf. alors en tout cas mbégte la ci am ak yow jotaay du ma commencé te gërëmuma soxna Ami Sopp borom ki nga xam ne mooy soxna Aram nga xam ne mooy gérante bi moo may jàppale vraiment obligé ma ni ma léegi chaque émission garantil naa la ngay sol lu bees tey nag moo ma def lii ni ma demal nga jàkkaarloog sa grand. naaj na trop. maa ngi sàkku nga ñaanal ma ko baax a baax soxna Aram borom Ami Sopp merci beaucoup. yàlla na fee gën a yaatu. alors amiin yaa rabbi. Baye Zale xam nga ni bu ñu toogee ak yow forcément dinañ waxtaanee li nga xam ne mooy musique c'est vrai que dinaa bëgg quand même nga indil ñu tuuti quand même li nga xamee ni ñu bari jàpp nañ ko léegi ci doxalinu musique ak li nga xam ne ñu bari aussi gëm nañu ni lu ci bari léegi dafa mel ni xeex la quand même entre label ak label lan nga gis ni wala mooy li waral musique tollu fii ak évolution beeg doxalin bi nga xam ne léegi moom lañ ci jàpp ni moo ci am. mooy loolu moom dina simple parce que nit yi dañu war a am référence ak modèle. waaw parce que référence ak modèle soo déggee ma wax ko mën nga jël ci Youssou Ndour ak Omar Pène parce que Youssou Ndour ak Omar Pène Youssou Ndour dafa yoroon yoonam Omar Pène yor yoonam fan si yi doon wax mais que chaque jour dañ doon retrouver wu pour mën a naan ataaya pour mën a waxtaan te bi ñuy ñëw di def ëllëg si biir ñoom xamoon nañ ni lii dina egsi te que bi ñuy waxee ñoom dañu waxoon xamoon nañ ni dinañ daje te que ëllëg si biir boobu noonu ci booy yi génération bi mën nañ ko dem déglu jiwaat suñ ko déglu jiwaatee dinañ xam ne ni ko suba am na xam nga kon tey suñuy wax ni que modèle tey suñu papa yooyu noonu dañu tegal ñoom ay modèle lañ mënoon nañ jël ci ñoom exemple pour que ñu bañ a am benn geste yu comme geste yu animosité bi ñu am nii quoi. mënoon na ñàkk parce que ëllëg si biir mënoon nañ jël modèle ëllëg si biir. waaye ci diggante Youssou Ndour ak Omar Pène te boobu fans yi ñoo ngi doon nekk ci seen concurrent bopp mais que leader yi ñoo ngi doon gisee di waxtaan te que ba def featuring ci seen biir. man loolu laa ci am lu ma ciy wax te guerre moom wax dëgg yàlla. dafa xajul ci sunu biir parce que musique la ñuy def te musique divertissement la warta ànd ak coow quoi. alors mais grand ñan ñoo ci ëpp responsabilité producteurs yi la ñi nga xam ne aussi ñoom moom label yi la wala tamit leader yi nga xam ne aussi ñoom ñooy def musique. waaw parce que entre producteur ak artiste du ñu réeroo parce que li tax du ñu réeroo mooy que dañuy tolloo même longueur d'onde pour mën a teg seen i plan. mais que plan yi ñuy teg nii ñoom mën nañ jàpp ne nii dafay baax te que nekkul ni luy jëmale artiste bi kanam. parce que artiste soo gisee muy am staff am manager am staff en général pour ay gants la protection la. parce que su fekkee ni nii dañoo def lu ñu warta def ñu reposer ko staff bi artiste bi am benn protection. mais que je vois que ni léegi artistes yi ñoom ñooy jël seen i part de responsabilité di ko dem defal seen bopp c'est-à-dire que dañuy wax ni tey man lu ma la. ruus ak lu ma la ragal soo ma waxee demal dugal sa loxo bi ci safara du ma ko ci dugal parce que su ma ko ci dugalee xam naa damay lakk kon nag magum jëm bu am maturité lu mu def moom moo ko defal boppam. alors mais comme on dit ku ëmb sa sutura ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura comme on dit aussi tamit est-ce que acteur bi nga xam ne moo jiite ci musique tamit am na liberté quand même producteur yi di ko pousser yenn yi. wala entre guillemets benn cheval. artistes yi ñoom ñoo ëmb sànqalu staff yi mais bien sûr que oui. waaw parce que ñoom ñooy patron yi. contrairement. ni mu waroon demee parce que soo nekkee artiste nekk ci label. doo patron bi yow lead vocal bi nga mais que patron label bi kooku mooy patron wu artiste bi. mais que contrairement fii Sénégal artiste bi mooy nekk patron bi parce que artiste bi mooy tax label bi dund parce que ñi yor label yi du ñu yor yenn masse financière yi pour régler benn problème bi. parce que artiste bi su deful production su produirul doo dund yow label bi.
xam nga moo tax nag ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa boobu loolu kon producteurs yi lañ ko rax. très bien. parce que artistes yi ñoo ëmb seen sànqal quoi. alors gëmoo ni aussi évolution musique quand même moo toll foofu rek quand même léegi concurrence mënatul ñàkk fësal ko tamit mu xaw a niru entre guillemets guerre aussi ci leader yi nekk ci musique aussi mënatul ñàkk quand même ñu bañ ko gisee ni rek xëy na affaire di sant mbagg la ak yooyu ndax lu mën a ñàkk la quand même évolution bi am si musique ak tolluwaay bi. concurrence nangu naa ko parce que mooy avancer loo mbir yi. alors forcément coow di am alors. waaw coow li mën na ci ñàkk xam nga tey jii nii su fekkee ni concurrent dafay am. ci benn affaire day méngoo ci aspect yëpp te loolu évolution la mais que man mënuma concevoir ngay concurrent presse bi di wax nga emprunté ji ay nit ku nekk di wax jaru ko. te tey jii nii su fekkee nii da nga bañ ñu concurrencer la. bul fi nekk te ku fi nekk mën nañ la concurrencer pour que ñu mën a accéder. te nit ki dama lay ciy wax benn mbir. tey maa ngi ñëwaat ci modèle bi ma lay wax nii Wally Seck yàlla moom la dogal moom moo fi nekk nii. alors xam naa sax dinaa ci ñëw nga baal ma. voilà mais que ci aspect bi ngay wax nii. absolument dama la ci dugal nii. yàlla moom la def moom moo fi nekk. impérativement artistes yu nekk ci Sénégal yëpp seen bët nañ ko jël teg ko ci Wally parce que duñ juum. mais que waxaat naa leen nañu bañ a épuiser pour dem kaso wala ñu génn dëkk bi. nañ bañ a utiliser. nañ bañ a épuiser. parce que ay moyens yu ngand la laaj pour que nga ñëw di dóorante mbagg. parce que moyens yooyu waaw man li may wax nii xam naa ko. parce que man tey su ma yoree beneen artiste. sama bët bi ci wàll laa koy teg du ma ko teggi. je comprends alors xam naa foofu laay duggee sax Baye Zale dafa am benn mbokk vraiment bu ma yónni benn message mu ne ma laajal ma Baye Zale quand même dama xaw a jaaxle pourquoi ñu bëgg jël Wally Seck kese imposer ko mu nekk leader ci musique Sénégal nee na yàlla may na ko ba nga xamee ni quand même Sénégal moom rek la ñuy dégg mais pourquoi mënu leen gëm ni Omar Pène nekkoon na fi Youssou Ndour nekk fi Thione Seck nekk fi problème di am ñuy waxante lu nekk entre ñoom fans yi bien sûr je veux dire fans yi di waxante lu nekk terewul kenn ku nekk si ñoom di doxal pourquoi nga bëgg yow obligé nit ñi ni Wally mooy le leader bi nga xam ne jamono ji moo fi nekk moom la ñëpp war a topp aussi Baye Zale. ok yow nangu nga jeune international yi am Afrique nangu nga ko. mais bien sûr que oui. comme ay Tekno ay Davido les jeunes internationaux yi nekk Afrique nangu nga ni am na. waaw nangu naa loolu. ok tey su fekkee par rapport ak liggéey bi ñu wane bien sûr. voilà yow tey su fekkee da ngay jël jeune international Sénégal kan ngay jël. non xawma yow yaay wax rek yow yaay leeralal. non en fait man nekkuma fi pour juger nga baal ma yow yaay leeral. yow yaay ñuy wax ñu xam. dañuy waxtaan tey dafa amoon ay pas international ak ay maire international yu nekkoon ci àdduna bi. te ñooñu tey soo waxee Mali di nga dem jëli Salif Keita soo waxee di nga Afrique amoon na ay pas international yu fi nekkoon ay Alpha Blondy yi ay pas yu fi nekkoon mais que tey am na benn révolution bu am bi jeunes yi génn percé ci niveau international bi tey suñu waxee Nigéria génne fa benn jeune international suñuy wax Sénégal suñu doon jël li teg suñu international dañuy jël Wally teg ko loolu c'est évident. alors évidence boobu yow yaa ma ko waxaat nii que moom la ñuy déglu te que suñu waxee nii ci musique Sénégal. ni muy doxee. musique bi di la dundal doo wax benn nit te waxoo Wally. mais est-ce que dafa ëpp moyen booy tamit quand même. dafa ëpp xaalis ëpp leen ay moyens quand même pour développer musique xam nga xaalis dañ koy nekk di liggéey te industrie bii ñu nekk nii raar na nit nekk ci ñu jox la cër raaroon na trop. mais que tey li ma lay waxaat encore une fois man awma ci problème mu ci Wally am na lii wala amul lii mais soo gisee nen da ngay wax nen a ngi nii. mais pourquoi nga cité Wally ni mooy le jeune international te Sidi Diop nekk fii macha allah di def carrière am aussi. Sidi moo ngi ci yoon bi alors dama bëgg nga leeralal ma quand même. Sidi moo ngi ci yoon bi grand alors. Sidi moo ngi ci yoon bi pourquoi nga bëgg jël ni Wally mooy le jeune international. boo xam ne jamono ji moo tey jii nii dama lay wax ne la dayo yi potentialité yi niveau yi yemuñu Sidi moo ngi ci yoon bi te que su ko yàlla mayee xel ak technique. dina atteindre objectif am. su ko yàlla may xel ak technique dina ko atteindre mais que Wally dafa toog nii c'est-à-dire que tey Sidi mu ngi ci yoon bi El Hadj Keita mu ngi ci yoon bi Tarba mu ngi ci yoon bi Mandiaye mu ngi ci yoon bi jeune artistes yi Naajo Bass Thioung tout le monde ñoom ñoo ngi ci yoon bi ñoo ngi ci yoon bi mais que pour ñu bañ a juum man mënuma am un modèle ba pare di juum modèle bi laay suivre su ma suivre modèle bi dina ma wax fan laay jaar ak fu ma dul jaar pour ma atteindre lool. c'est-à-dire que moom moo gën ñuy réeroo c'est que artistes dañu waroon di toog di laajte comme tey soo gisee Papa Youssou Ndour da nga koy laaj
fii mu bëgg jëm nii fan la. moom mu wax la fi ngay jaar. mais Baye Zale nga baal ma nag sama grand nga bëgguma la tooñ quand même mais li ngay wax nii daf may xaw a jaaxal tuuti. parce que ñëpp xam nañu ni. musique évolution bi mu am te musul di doxee noonu quand même Papa Thione ak Youssou ak Ismaïla Lo quand même li ngay wax nii quand même ñooñu defuñ ko woon est-ce que c'est possible aussi fi xale yi tollu tamit. dañ doon gisante de. non mais c'est vrai que mën nañ ci gisante mais ni musique di doxee quand même par rapport ak propos yi nga yëkkati nii aussi daf may xaw a jaaxal. musique waru woon doxee noonu norme bi laa lay wax ni musique waroon doxee nii ci logique. tey jii nii dama lay wax benn affaire artistes yi réeroo nañu réeroo boo xam ne mënuñu am sax featuring entre eux xam nga loolu rek c'est extraordinaire. mënuñu am featuring parce que dañoo am ay antécédents yoo xam ne nii que permettre leen ñu daje pour mën a def featuring te que loolu du mettre du avancer loo suñu musique ñun liy avancer loo suñu musique la ñu war a xool lan la parce que tey jii nii que yéen am ngeen ci part de responsabilité parce que tey am na affaire yoo xam ne faux débat la. xam nga entre Wally ak génération bi nii amul photo lu mer li midi laa la wax benn ci performance yi ci nombre de fois yi ngay joué. Wally rek moom mooy le seul artiste buy joué 3 fois ci semaine bi di dox. mais su ma am na artistes yoo xam dañuy jël ci semaine bi benn yoon am na artistes yoo xam dañuy programmer 15 jours te dañuy dem jaay prévente. mais loolu évidence dafa mën a weesu lool. wala léegi su fekkee da nga gis nii wala nga war a wax dëgg amoo droit nga wax ko amul parti man awma parti. li tax awma parti mooy que ni fee bi demee noonu laa la koy waxee mais que tey jii nii mënuma concevoir ñu war a xool nan la ñuy tegee ay jéego di avancer ñu jël loolu di def débat entre Wally ndax moo fi nekk wala nekku fi. alors mais est-ce que ku mel ni Wally leader bi mu doon ci musique aussi. amul wala ëppul responsabilité ci li nga xam ne aussi moom nga yëkkati ci ay propos gëm ni moom aussi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko war a mën a njëkk a jëmbal aussi. c'est-à-dire. alors fexe ba nga xam ne musiciens yi dinañ nekk benn comme ni nga koy waxee bañ a gis affaire yi def ko affaire u guerre ak affaire u guerre u label ak affaire yu noonu c'est-à-dire li nga expliqué nii est-ce que kon ci moom la war a njëkkee aussi Baye Zale. non xam nga ñun dañu am ay baax fii Sénégal. c'est-à-dire que man Wally mës na ma may benn featuring te que bi ma ngay ñaan featuring bi nekkul sax 2 minutes mu may ma ko. ci standing bi mu toll mu may ma featuring boobu. ak Mandiaye Seck standing boobu soo tollee su ma waay ku war a ñëw def ak featuring dafay fay xaalis pour mën a ñëw def ak featuring boobu. parce que da nga koy puiser da nga koy yëkkati ci kaw. alors ñun nag ci Sénégal dañoo amee réalité xam nga man mënuma nekk sa mag. di ñëw ci envers sama rak pour wax na ko kaay ma dimbali la. sama rak mooy ñëw envers man. na ma nan la ma ne ko nii la loolu dafa bokk ci fulla. absolument. mais que su fekkee ni da nga taxaw fële. di wax di jokkar bi ak yooyu noonu am nga ci droit. très bien. am nga ci droit bu gën a absolu. absolument mais que xam naa fi mu la jëmee. du nekk luy gën. très bien. Yeah. alors lan nga jàpp ni aussi mooy war a nekk rôle xale yi nga xam ne aussi quand même dañ nekk ay xale am ay maison de produits yoo xam ne aussi ñoo leen jël gérer leen di leen defloo di leen waxloo vraiment amuñu possibilité wala capacité quand même di def yenn yi quand même am autonomie ci seen bopp ba nga xam ne libre nañ pour def yenn yi aussi est-ce que ñoom tamit amuñu benn responsabilité tamit ci li nga xam ne moom ngay wax. xale buñ ne jabar a ngi nii nga ne doom a ngi nii rek nekkatoo xale. nga da ngay wut di liggéey xaalis tamit. am ñu la jël di la fay di la def c'est-à-dire que problème bi foofu la gis nga xaalis su fekkoon da nga koy liggéey di yor xaalis sax à la rigueur mais que léegi imagine toi Wally day tëgg di gagner yow ngay tëgg di perte léegi loolu soo ko defee 10 à 20 fois doo génn dëkk bi wala nga bàyyi wala ñu tëj la kaso parce que Wally suy génn dañ koy jox cachet bu dëgër mu fay gérer ay problème am jëndaat ay affaire am tegaat di am évolution maanaam di teg tànk kanam man bokk naa ci nit yi njëkk a suivre Wally njëkk a gëm ne nii que ni li Wally am nii. gisuma ay jinne yu ko am nit la te ku liggéey dina ko am. mais Baye Zale Wally te bu rek am lii tamit. waaw non yeneen booy tamit je pense que xëy na mën nañ évoluer aussi. pourquoi pas musicalement ba am li. man tey su may xeex ak Bombardier damay ñëw di jàpp Bombardier jàkkaarloog moom nii daw di dóorante ak moom damay jor samay xeer taxaw fële di sànni Bombardier parce que Bombardier dafa am benn masse bu mu yor maanaam li ma lay jox nii exemple la. damay laaxatu di ko dóor ay xeer. du ma jàkkaarloog Bombardier di dóoranteeg moom ngadd la lay jox nga daldi fële comprendre ngeen ma la. te nit bu am background bu toll noonu dafa am noo koy songee dafa am nooy àndeek moom. ok man tere ma concurrence. parce que man ñëpp samay concurrence lañ parce que loolu moo may tax may avancer ci sama àdduna. parce que nit ki soo ko ñeewul rek doo ko concurrence. absolument alors ñee naa ko moo tax ma koy concurrence. mais du ma ko songu damay taxaw fee di ko jóor ay xeer.
wala yow sa producteur mu la koy jóor ay xeer. yow artiste bi nga taxaw ne parce que yow tey ki lay produire tey suba mën na la bañ a produire. léegi su la produirewul bàyyi la ci guerre boo xam ne nii que yow xamoo woon guerre bi kañ la commencé ak kañ lañ ko sos yow léegi nan ngay def. yow da nga jàpp ni Wally dafa nekk ak guerre ak ki nga xam ne entre guillemets moom laa bëgg a tudd muy Sidy Diop nga baal ma rek loolu nga jàpp. da nga jàpp ni lu existe la. xam guerre ñaari camp ñoo koy def. ok man xam naa ne nii que Wally jàppul ne ni guerre am na. Wally jàpp ko. mais Sidy jàpp na ne day guerre. mënuma ci wax ci loolu parce que. su ma ci waxee mais ci sa gis-gis je veux dire ban gis-gis nga ci am yow. waaw non waaw gis-gis boobu laa ci am parce que li tax ma amee gis-gis boobu noonu mooy que affaire yi tombé mënut a am tout le temps te que man en tant que man Baye man Sidy sama rakk la am naa droit jël sama téléphone ne ko sëñ bi mun a mën a ko taxawel nii doxel nii wala defel nii te que man su ma amee conseil bi ma koy jox mooy que na suivre carrière am parce que moom am na talent bi am na potentialité yu mu mën a eggee ci benn niveau bi te que ëllëg dafay am parce que man maa yoroon Sidy te tey bàyyante na ak Sidy suba Sidy mën na bàyyanteeg ñi demaat feneen te que su fekkee ni amoo protection ay gants staff dafa am lu ñu koy doyee man tous les sales boulot sama artiste ñeme naa ko def man jël samay responsabilité ne man la mais que man du ma làqatu ci benn xale di def xale bi di def. suba dafay am suba su amee. tey jii nii Sidy war a avancer tey Sidy mën na am ak featuring Wally mën na am ci kanam. mais Baye Zale nga baal ma tamit temps bi laay xaw a kii mais li ngay waxee ni est-ce que du tamit li ñuy faral di dégg man damay dégg ni instant bi sax yaa ngi jéem a xool noo doxee ci kaw Sidy xëccaat ko yéen a ngi déggante mu ngi lay jox xaalis say propos aussi xaw na jege loolu quand même dafa mel ni yaa ngi iriwaat booy bi de alors. non dafa liggéey ba tollu fii nga bëgg ko récupérer waat wala. dafa mel tamit xam nga tey jii nii am na di wax ci waxaat sax day nduru leneen. mais li nga wax man loolu laa si jàngatee. waaw non ok yow li nga ci jàngatee ak man li ma ci jàngatee bokkul. man li may waxaat encore une fois. Sidy sama rakk la man su ma xale tooñee dama lay mettre fii ma la war a mettre dëgg temps bi moom mooy juge bi. après man ma avancé mais man aw ma xol bu ñuul boo xam ne damay teel nit benn affaire ay ati at aw ma xol boobu à travers Jules Teranga directeur u Subatel. jaar na ci man wax ak man ma ne ko amul benn problème mu jël téléphone am woo ma passe ma Sidy mu ne ma baal ma ak ma ne ko baal naa la après mu jeex. d'accord ma jógee fii dem Almadi. romb. buntu Orca dajeeg Omaro gisanteeg Omaro waxtaan ak moom ni mënuma Sidy sax d'ailleurs mooy ñëw nii ma taxaw xaar ko mu ñëw mu wàcc nuyoonteeg man dama invité naa la le 31 ma ne ko ñëw mënuma ñëw ma xam nga télé laay wax ni su fekkee ni damay fen Sidy mën na ma ko démentir. lu tax mu invité la demoo. ok non parce que deew ma benn ñaareel mbir mi mais que entre maag Sidy amul animosité parce que damay dégganteeg moom Sidy yëkkati na téléphone am lu ëpp 3 fois 4 fois woo ma téléphone. te man li ma ko waxante entre moom ak téléphone man je ne suis pas un faux type bay génn di ko wax ci mbedd bi Sidy yëkkati na 50 000 francs Wave envoyé ma ko ma woo Jules woo Baye Niass woo Omaro li may wax nii dafa am ay seede. ne ko Sidy tey def na geste boo xam ne nii que touché na ma parce que mënoon na ko bañ a def mais que signifié wul ni que man li ma bëgg a wax Sidy dama ko koy wax nii directement parce que dama xam ni que Sidy sama doom la te li muy def nii day yàq carrière am te ko su yàqee carrière am moom kese moo ci toog di ci wét kenn dugg ci fekk te dama lay waxaat encore une fois man nitu principe la billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa barke Baye Niass dootuma liggéey ak Sidy ba àdduna di tukki. ba àdduna di tukki loolu dootu amati c'est-à-dire que tey nit ñi pour que ñu dal ci côté boobu parce que li tax ñuy dal ci côté boobu man soxlaatuma loolu yàlla mu ngi may dimbali ci leneen ak leneen te que tey su nekk woon Sidy amaan naa ni loolu du ma ko am Sidy tàkkam sama avantage la man parce que tàkku Sidy day tax man du ma fay mukk parce que Sidy moom mooy sama modèle ci musique bi parce que li ma exploit yi ma def ci Sidy laa ko defee. ci moom nga njëkk a defee réaction. alors kon ça fait mal may gis Sidy di dóor fenn te fi muy dóor noonu baaxul man may toog di encourager pour muy continuer di dóor il faut que mu arrêté lii parce que li tax mu koy arrêté mooy que moom fekkewul guerre bi na guerre am personnellement actuellement ci génération bi nekk fii nii yëpp. Sidy moom moo ci nekk seen tête de file. mu neex la ak mu naqari la moom moo ci nekk seen tête de file. Wally ci génération bii ak ba fa nekkoon bi fi nekkoon maanaam génération bii nii bu ñoom Sidy ak bi fi nekkoon Wally moom moo seen tête de file. est-ce que comprendre nga la te loolu mooy triste réalité bi. d'accord kon lan moo tax Sidy mënut a jël chemin dem gérer carrière am tranquillement am li muy am ci musique dem régler ay problème am
mais lu tax nga jàpp ni guerre la est-ce que du tamit plan de carrière la bu ñi mu nekkal. décidé plan de carrière boo xam ne nii Wally doomu sénégalais yi la. war nga ko mën a bañ a tuddee guerre. dama lay wax benn affaire respecté aussi choix bi nga xam ne c'est-à-dire que dama lay wax benn affaire. Wally doomu sénégalais yi la te sénégalais suñu la adopté ku génn ñu saaga la xoolu Sonko. Basal temps yi da nga diw Wally Seck bër bi rek. non man diw man non ok man sax su ma yebu diw ko bër bi xam nga li tax su ma yebu. diw Wally Seck bër bi ba diwaale ko kii diwlin parce que li tax mooy que c'était pas évident respect bi Wally am ci man c'était pas évident te que Wally moom xam na samay compétence am na respect boobu ci man respect boobu en retour dama koy jox te man du ma wax ci suuf di wax ci kaw man li may wax dama koy wax nii mu ne fàng ñëpp di ko dégg parce que xam na samay potentialité délégué am laa moo ngi may délégué maa ngi koy gérer moom moo ma xamal ni que musique am na xaalis parce que man musique beneen état d'esprit laa ci yoroon xeex xuloo guerre léegi man mënu ma amaat xam-xam boobu bañ ko jox sama rak. te ci Wally Seck nga ko amee. waaw ok parce que tey jii nii man mosu woon ma xam ne ni que kase dina dem ba egg ci million man xawoon ko woon te ñëw taxaw wax ni doo fa yendu mosu woon ma ko xam. xam naa ko léegi. kon du ma yor xam-xam boobu bañ ko jox sama rak. Sidi musique am na xaalis. demal nga joobi am xaalis. mais mu ngi joob nii non. waaw non xam nga li tax man may wax lii nii xam nga ñun dañuy def beaucoup de bruit la ñuy def te li ñuy am day tuuti te que yow nga mën a toog ne tàcc di am encaissement. génnal ci guerre bi ku la ci dugal génn ci. très bien parce que du guerre am. idée bi leer na. man lii may wax nii. tey su ma waxoon contraire bi wala ma wax leneen di ko siwi saa man nëbbuma sama déggante ak Sidi parce que man maa la ko wax yow. absolument man maa la ko wax. tout à fait man maa déggante ak moom te que su ma woon léegi nii ma décroché waat ko nii. très bien c'est clair. mais que li may bëgg a defaat ci boppu staffam yépp suñ tëddee nañ nelaw. très bien. barke Ba Niass ak sama bàmmeelu yaay dootuma liggéeyat ak Sidi. mais idée bi leer na je pense ci xam nga ñun amuñu principe ci musique. parce que ay nit yu foo ñoo nekk ci biir business bi man dama am principe am gëm-gëm. liggéeyatuma ak moom te Wally Seck ku dul Sidi Wally la gën a puissant ku dul Sidi laa la wax maanaam tey jii ni suñu dajalee. ndax Wally nga gëm non waxal rek mën nga wax li nga wax c'est parce que c'est-à-dire que dama lay wax ne la ni puissance y a pas photo yow saa dem nga Kaolack demoon nga Kaolack. bien sûr que demoon naa Kaolack. ok li nekkoon ci biir stade bi ak li nekkoon ci biir stade bi gis nga. non kiiwuma ko yow yaay wax yow yaay commenté c'est-à-dire que xam nga tey jii yéen ban xam nga yéen ban problème ngeen am. alors mooy da ngeen di gis réalité bi bëgg di def vente réalité bi daf fee nekk mënoo gàddu sa caméra bi dem Kaolack gis ci biti li fa nekk gis li biir li fi nekk ngay wax leneen Wally Seck mënoo gis muy teg ay seenu 30 millions ngay gis ay budget yi di Wally des na tuuti kenn du ko tëgg di fi. promoteur Wally te bul am loolu tamit est-ce que Sidi Diop tamit tey bu ñu doxalee fii. waaw ok léegi lii laa la wax tamit alors. lii laa la wax Sidi ko c'est-à-dire damay bañ tamit mën na nekk. ak Sidi mën na nekk xam li na mën na nekk. benn condition mooy ko mu liggéey yoonam génn ci polémique ak guerre. très bien parce que man su may gis ñuy saaga Sidi. ci internet bi sama xol bi day tàng dëgg-dëgg. du ma bëgg ñu koy def ñu koy apprécier nag doo ko gis. su may gis ñu koy apprécier man waaw man comme ni nga xamee ne am na ñuy saaga waaw man ci aspect négatif yi laa nekk di wax. ok am na partout quand même am na ci waaw non mënoon na nekk peu. parce que li tax mooy que mënoon na suivre yoonam dem te trop tardul nii. mais que une fois que mu persister ci lii day trop tard. très bien. te que tey jii nii. sama papa Alimentaire maa ngi koy tooñ parce que sunu papa la mais que xoolal cursus am. Alimentaire kenn ëpp ko talent Sénégal mais que am na foo xam ne doo ko laal soo ko laalee rek dafa am lu muy jur parce que yàlla dafa am ñoo xam ne dafa leen dimbali te gis nga nangu ndogal. dafay da ngeen noppal. très bien man ndogal bi dama ko nangu